ñu ngi nuyuwaat ñëpp ci turu Massamba Diop di doomu zone nord di doomu Ngent ak kër Maam Alaaji ci bis bi nga xamante ni garderie d'enfants bi nga xamante ni moom la yaay Rougui Faye jiite nga xam ni yàgg nañ ko jagleel bis bi te bis bi tey Massamba Diop c'est un parrain naturel ci lii nga xamante ni chaque année ñu sargalee ko xale yi lu jëm ci fin d'année nag ku ko dégg di nga ni at mu jeex la waaye du doon at mu jeex ci atu boppam ndax at décembre lay jeex ñu ñaan fekke déwén waaye ku jàng 9 mois respecter sa quantum horaire yelloo na enseignant bi ak parent d'élève bi ak élève bi ak ñi nga xamante ni sax seen doom nekkul ci bërëb boobu aussi ñu ñëw am moment de communion boobu kon je crois communion bi rek wane na ni dëkk bi fu mu mën a toll rek ndaw ñi ñoo ko moom te ni ka ndaw ñi moomee loolu la ci garderie d'enfants bi di bay wàllam parce que apprendre à bas âge dafa am solo xale période bi mu toll nii su jéemee gis effort ni yaa ngi koy yar rek mu koy nangul boppam dootu ko fàtte mukk ci cycle de vie am ci cycle scolaire am ak ci cycle de professionnalisme am moo tax aussi parents d'élèves yi nga xam ni am na matuwaay ak mën-mënu taxaw di accompagner les garderies d'enfants ci petite section bi nii aussi amuñu seen jaajëf ndaxte njàng fii lay dooree nit boo demee ba doon mag rek jàng waratu la donc xale fii lañ koy éduquer teg ko ci muy dem mu xam ni parent mu ngi am approche am ci moom kon sur ce aussi dañ ciy jaajëfalaat encore maman Rougui Faye et son équipe ñu leen di jaajëfal yéen ñëpp di jaajëfal parents d'élèves yi di wax ni lii Massamba Diop malgré son absence xolam ak yéeneem ak taxawaayam comme ni mu ko yàgg a defee aussi mu ngi koy magnifier ci diggante ak yéen ak waa école bi ak l'ensemble du personnel donc ci loolu ñuy nuyuwaat képp ku fi teew les autorités ñi fi teew ñëpp ñu leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu aussi la délégation bi ñu àndal nga xam ni Ami Ndiaye mu ngi ci Zalloum mu ngi ci Ibou Gaye mu ngi ci man mii di wax di François Fall ñu nekk ay ndaw yoo xam ni ak Lamine Dieye dañoo taxaw porté Massamba Diop ci li ñu jëm te li si suñu kanam raw liy gët am na fu Thiès toll am na fu Sénégal toll am na it fu ñu jëm mooy fi ñu jëm nii tey ndaw ñi ñoo taxaw tëgg temb pour ñu indi un changement radical un changement de vie un changement de gestion locale aussi ci fii ñu toll ci Thiès te loolu ñun doy nañu candidat samp nañ ko ci ànd nañ ci ak moom donc ci programme yi ñuy jëmi ëllëg aussi lii dina ci bokk ci suñuy programme muy ñu jéem a xool lu développer le secteur des jardins d'enfants là c'est un petit secteur boo xam ni autorités yi dañ koy fàtte en rate te alors que xale nga mën a taxaw dem dajale les universitaires là nga mën a taxaw yow un responsable politique mën di fekk ji université yi parce que ñi ngay fekki ils ont l'âge mature ils ont 20 ans et plus nga mën leen a fekki di jël seen employabilité di jël seen temps pour lan sànni xeer am na politique boo xam ni bu sañoon universitaire nekk ci wetam moo ko gënal xale bi à bas âge on le voit li ñuy def ci université yi ay cellule nangam ay commission nangam ay club nangam non nañ ko wàccee ci garderie d'enfants yi nañ ko wàccee ci école primaire yi les politiques se trompent de cible gars yi dañuy juum dañuy trompé wu ci cible yi ils financent les universitaires sur des millions di fàtte primaires yi di fàttali garderie d'enfants yi alors que loolu baaxul ci société bi kon encore une fois ñun ñu ngi lancer les politiques ñu ngi koy soññ ci suñu bopp gëm nañ ko mooy les politiques là leur destinée ça démarre dès maintenant avec ces petits enfants donc xale moomin la ñii jaruñoo xeeb ñii dañ leen war a dooleel ñii dañ leen war a fonk ñii ñoo leen jur ñii ñoo leen yaakaar ëllëg comme nit ñi yaakaaree ñun kon bu ñu jël politique bi ak seen i moyens di ko yemale dans les universités non 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 loolu jëmalewul réew kanam amaana xale bi ne université mu débrouiller boppam am na solo de mais xale bi ne ci garderie d'enfants bi loo ko defalul mënu ko donc ñaar yooyu buñ koy fàtte
ci investissement yi nga xam ni moom la politique yi di def à Thiès université Bambey club université Saint-Louis foo jëm fu ne répondant am fa club te mënuloo répondre garderie d'enfants yi ne si dëkk bi te mënuloo répondre école primaire bi ne sa koñ nga taxaw ni benn table banc def nga ko fi mais am na loo xam ne nag naxaate lay doon yabaate lay doon nan xoolaat li mën a jëmale gox bi kanam ñu ne ci te loolu it li si njëkk mooy taxawaayu autorité latinement locale bi muy maire bi taxawaayam dafa war a jiitu ci taxawaayam ci garderie d'enfants yi état bi ñëw secondé ko population bi ñëw jàpp si nit ñi gis seen bopp ñun ci programme boobu lañ taxaw te fas yéene nañ buñ yàlla mayee ndam ci li ñuy jëm bëgg nañ dooleel garderie d'enfants yi bëgg nañ nga xamante ni les 9 compétences yi nga xamante ni moom la maire yi war a téye ba lu mel ni école Ngent amul courant Massamba Diop jël ci propre moyen engagé wu di fay le courant chaque mois te mu bokk ci 9 compétences transférées yi ñu jagleel maire yi mais kon am na luy sooxe ci askan wi gars yi am na lu ñuy fàtte ci askan wi te loolu njariñ la donc loolu moo tax ñu bëgg a taxaw temm jàppale garderie d'enfants yi jàppale école primaire yi ndax yelloowu mairie la ci ay compétence am la bokk ak sañ-sañam ak mën-mënam te budget yi mu ngi fi nañ ko wàcce foofu moo gën oto yi rafet yi moo gën coalition Mburoog ak Sow yi ñuy wax ak naan Gloria loolu caaxaan la ku am 200 francs mooy lekkee Mburoog Sow Gloria 400 lay jar te Mburoog Sow gën a yomb Gloria kon am na loo xam ni caaxaan la nañ leen jël suñu destiné à main ñu xool les hommes qu'il faut dans cette ville ñu teg leen fi développement mën a ñëw leneen mën a ñëw taxaw ñu xam ni am na lu ñu warloog askan wi te am na lu ñu warloog askan wi ñun ñii mooy dimbali suñu rakk yi am na lu ñu warloog askan wi muy ñun ñii xool li ñu moom ñu jox ko nit ñi ci loolu la ñuy taxaw temm ba changement mën a am ci Thiès mën a am ci zone nord avec les jeunes wóolu nañ ci Massamba Diop. Merci. wóolu nañ ko ci te ñu ngi ci suba ak ngoon guddi ak bëccëg.